Mamadou Thiam nekk enseignant di yëngu également ci wàllu politique nekk coordonnateur bu CRD bu zone Est en même temps nekk chargé de la communication bu CRD national CRD mooy congrès républicain pour la démocratie waaw effectivement crise scolaire bi yàlla dafa dogal mu durer ñu xool ni ñun ay jàngalekat lañ gis ni également am na jafe-jafe ñu jàpp ni boobu ko ci réew da nga war a bokk ci li koy doxal parce que ñaare fi am ñu doxal réew mi ak ñi ko yàq ñu bëgg a bokk nag ñuy defar réew mi moo tax bi ñu gisee ne am nañ bunt boo xam bu ñu fa jaaree crise bi dina régler ñu daal di fëgg bunt boobu suñu borom defal ñu ci sutura bu ñu fëggee bunt boobu bunt bu ubbeeku yàlla def ci xéewal grève bi daal di jeex ndax dañu amante ak kilifa gu tudd Abdou Aziz Mbaye di ministre chargé des éthiques bu président de la République nekk suñu xarit nekk suñu wóllëre nekk suñu grand frère bi ñu gisee ni moom jege na soxna njiitu réew mi la première dame Marième Faye Sall ma ne ko il faut que nga fexe ba la première dame rencontrer syndicat yi au moins mu jouer ci médiation à son niveau parce que en tant que maman nationale en tant que président servir le Sénégal war na mën a servir le Sénégal à travers l'éducation moo convaincre ko pendant 3 jours di ko convaincre pour mu accepter loolu mu nekkoon lu loo xam ne yombul parce que première dame nanguloon parce que jàpp na ni loolu moom am na ñu ko yor te Sénégal dafa xaw doy waar ma ne ko nag donte am na ñu ko yor parce que ministre bi ko yor tey relation ak jàngalekat dafa heurté dafa dem ba relation am ñagas-ñagas donc faaw koo xam day def di social une personnalité neutre n'est-ce pas xam li social moo ci mën a dox tànk jàmm ba crise bi jeex mu doog ñu koo nangul mas woo jàngalekat yi dafa leen proposition bi ñu acceptel ma ko ñu dem ñaan suñu maman première dame mu acceptel ñu recevoir ñu waxtaan ak ñun diir bu yàgg nañu mën nañu leen rek laa la mën a dimbalee mooy ñun ñëpp ñu àndandoo ñaan njiitu réew muy président Macky Sall pour mu jéem rek lay grève man loolu rek laa ci mën ñu ne ko loolu ba tey itam bëgg nañ muy invité ñu këram ñu demee waxtaan ñu waxtaanee ba ay 18h 20h mu fexe ñaan président mu recevoir ñu si la ñu président recevoir ñu waxtaan wax dëgg yàlla lu yàgg président ñu ànd ak premier ministre am bi ñu waxtaanee techniquement ñu xam ne effectivement recadrage budgétaire tënk na gouvernement ba nga xam ni li ñu doon laaj dina jafe pour ñu am ko muy 15000 supplémentaires yi waroon yóbbu indemnité bi à 100000 bi loolu amee mu woo les techniciens du ministère des finances ñooñu bi ñu ñëwee ñoom ñoo fexe di calculer ba nga xam ni 15000 ci desoon dañ ko mën a am d'ici 2020 loolu nag moo nekk dénouement bi nga xam te ni c'est la crise bi décanté woo parce que bu fekkuloon techniciens yi def nañ ay gymnastique financier ba xam loolu mën a nekk président du mos a d'accord ñoom ñoo ko defal ay simulation xool projeté ba 2019 pour que 15000 nga xam moo doon ko yóbbu indemnité bi à 100000 francs mu doog ko cee mën a yokk si lañuy doog accepté wax dëgg yàlla mu doon loo xam dañ ci sant yàlla bu ñu ko jaarale suñu loxo mais dañ ci sant yàlla également ba nga xam ne njiitu réew mi nangul nañu loolu di sant yàlla également bi ñu boole ko xam ne yombal nañu relation yooyu muy le ministre de chargé de la communication Abdou Aziz Mbaye mais sant également soxna njiitu réew mi parce que bu ko neexoon mu bañ ca dugal loxom parce que Sénégal dafa jafe kuy def lu baax sax da ngay gis nit ñi bi ñu ko gisee nii ki day def lu baax feneen lañ koy bëgg a yóbbu te moom ndey la comme ndeyu ñëpp parce que njàngal da ko soxal loolu moo tax mu dugal ci loxoom ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm. waaw léegi man li ma lancé woon keroog président lancé ko premier ministre laay lancé waat mooy ñu fexe ba li nga xam ni tënk nañ ko ñu respecté man am naa njort nañ ko respecté parce que niñ ko tënkee la parce que jàngalekat yi ci boobu syndicat yi ci boobu dañoo bokk ci processus ba mu jeex moment bi may wax ak yow nii ñi dana war nañ dajeeg premier ministre pour finaliser pour parapher pour signer accords yi te jàpp nañ ni premier ministre moom ci boppam moom moo jël mbir mi en main te moo yor suivi bi donc lépp lu jëm ci lenteur administrative lépp lu jëm ci carrière jàngalekat yi lépp lu jëm ci indemnité bi incha allah bu ci nekk dañ ko daté te date bu ci nekk dañ koy jëm respecté lii kàddu premier ministre la lii kàddu président de la république la moo tax ma am fit jàpp de ma am yaakaar ni lii dinañ ko respecté am nañ ci yaakaar bu wér parce que ñi ci jàpp ñoo bëri. syndicat yi li ñuy wax mooy ñoom seen bopp xam nañ ni wax dëgg yàlla syndicalisme du boutisme maanaam da nga naan rek da ngay am li wala déet te raisonnement wu ñoom xam nañ ko daa fekk dañu toll moment boo xam ne c'était très compliqué mais ñoom nangoon nañu ni effectivement pour la première fois ñu taxaw fixé benn barre président nangul ñu ko musul am da ngay laaj fukk ñu jox la juróom nga jël ba déwén nga laajaat mais nag xam nañ ni grève bi ni mu tëddee woon xaw na doy waar heureusement ba président ci indulgence am ci compréhension
nangul nañu ko liñ ko laaj wax dëgg yàlla mu jox ñu ko ba mat sëkk kon muy syndicat muy gouvernement ñun dañ leen sant ñaari parti yëpp parce que syndicat yi mu leen woowee soo leen neexoon ñu ne man waruma leen woo bekk si ñoom laa bokk su ma leen joxee proposition soo leen neexoon ni bañ ko approuvé donc bu ñu ko approuvé ba tey loolu jur njëriñ dañ leen koy sante ñoom di ko sante président de la République di ko sante ñëpp ñoo xam jàpp nañ ci nekk facilitateur merci